nuyu bu baax a baax et puis di leen féliciter te it di leen gën a ñaax ci liggéey bi macha allah alors Dame tey li ñuy waxtaanee bokk na ci yu bëri waaye li nga xamante ni tey moom la ñuy njëkkee muy actualité Sénégal di ko dund ñii ñu ngi naan waaw ñii ñu ngi naan déet coronavirus bi lëmbe na àdduna waaye tamit lëmbe na Sénégal dem nañu ba ñu defe ne mbir mi ma ngay jeex mbir mi yéeg ñu ne ñëw nañ deuxième vague boobu nee nañ la ko sabab mooy sénégalais yi ñoo bàyyeeku ba mbir mi nga yokk ba assemblée nationale xam naa di ngeen fa dugg incha allah noo jàngatee yokk bi deuxième vague bi. jërëjëf Pa Maguette dugg nga ci poñ bu ma intéressé. pourquoi mu intéressé ma mooy comme ni nga ko waxee. Covid 19 dafa lëmbee àdduna bi. lëmbee vraiment réew yi nga xam ne dañoo am doole. Sénégal nag mën nañoo wax ne naam rey na fii lu jógee ñeenti téeméeri nit. yu matagul. muy ñetti téeméeri nit yu topp. loolu la fi reyagun ci fukki weer yi mu fi def. mais man damaa am jàngat boo xam des fois damay wuute ak nit ñi. parce que man li ñuy tuddee ay deuxième vague. man dama cee gisul lan lañ ci mën a sukkandiku ba tuddee ko deuxième vague parce que première vague sax jàpp naa man ne amul Sénégal. feebar bi nag am na fi. ok mais li ñu mën a tuddee première vague parce que il faut que nit ñi ñëwaat ci contexte. parce que Covid bi mu duggee Sénégal. jamono jëm fiy dugg. booba ci àdduna bi réew yi nga xam ne moom la doon def ay dégâts muy réew Europe yi. lu mel ni France ak Espagne nga xam ne ñoom la gënoon def ay dégâts. ak États-Unis benn minute rek da ci doon rey lu tolloog li Sénégal deele ci fukki weer. benn minute da ko doon rey Europe ci benn réew bu ci nekk. wax léegi nag kon ñun Sénégal bu dee wax dëgg yàlla fukki weer la fi def moom mbas mi. naam dundu doomu aadama benn bu mu ci mën a doon am na solo. waaye nag comme dañuy wax waxu réew di wax taux de mortalité mënuñu bañ a comparer. kon man jàpp naa ne ñeenti téeméeri nit bu dee moom rek la fi defagul naam dee boo gis am na solo. mais lim boobu noonu dañu jàpp ne dafa ndaw par rapport ak li ñu séntu woon. effectivement foofu ngay waxee parce que foofu laay waxee. xam nga ñoom OMS. te dinaa ñëwaat ci ñoom ci kanam tuuti. par rapport ak ni ma gëm ni ak ni feebar bi doxee ci àdduna bi ñoom OMS dañu waxoon ni. Afrique dañoo nar a dee comme ay weñ. ay millions ñooy dee. ay millions yi africains lañ prévoir. te pauvreté dina fa am encore. voilà bu ko defee ñu buñ deewee ba pare nag ñu nekk ci pauvreté. prévision la woon naa. waaw prévision boobu lañ defoon. kon nag ñun mënuñu bañ a départ ci prévision boobu. léegi nag ñoom prévision boobu ci kàttanu yàlla. yàlla wëlbati. xam nga ñoom man dama gëm ni ñiy wax ni. dañoo bëgg a layale deuxième vague bi ñuy tudde ñoom deuxième vague te ma gëm ne man deuxième vague te dinaa ñëw ci lu tax man d'accord ma ci deuxième vague bi. ci nin ko tudde en tout cas. mooy que ni ñoom bi ñu waxee ni Afrique dañuy dee comme ay weñ noonu la nar a demee. dañoo gis ni yàlla dafa def ni Europe ñoo mel noonu mais Afrique melu ko. beneen bi mooy. wax dëgg yàlla. bu ñu xoolee nañ waxante dëgg protocole yi ñu waxagun yépp bi feebar bi duggee Sénégal ak léegi kenn mësu ko respecté. kon ñun li nu déewalewul lu bari bu nu yaakaaree ñoom ministère de la santé maa ngi kañ nag sunu médecins yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ mais lu ñu nekk jàmbaar gënuñoo jàmbaar ay Europe parce que ñoo ëppi moyen ëpp ñu ay médecins gën la ñu taux de couverture mais teewul ñoo ñu ëppale lu dee kon war nañoo xam ne mbir mi du ci protocole de sanitaire bi bu doon protocole sanitaire bi kese la mais Europe ñoo nu gën a discipliné ci protocole bi moo njëkk tamit mais protocole sanitaire dama la bëgg wax ne mooy raison bi maanaam sénégalais yi ñu wax ni danoo yaru woon mais toog moom neex leen yarootuñ moo tax mu yokk loolu laa gëmul man. waaw nee nañ loolu sénégalais yi mosu ñoo yaru loolu mooy transition au deuxième vague bi. voilà loolu lañ ko bëgg a layele mais li ma gëm man mooy sénégalais yi mosu ñoo soppeeku mosu ñoo respecté mais Dame je suis désolé mais changement am na ci sénégalais yi. waaw d'accord mais dama la même franchement Dame ba waxtu bii ñu naan mbir mi ngi commencé waat yéeg oto yi respecté wuñ ko daje yi respecté wuñ ko mbedd mi respecté wuñ ko léegi la ñu xam ne ministère de l'intérieur génne na ndogal ñu dégg ndogal googu noonu nit ñi commencé takk ay masque mais respecté wuñ ko. jusqu'à présent mais dama la bëgg a xam ne la gis nga loolu ñi koy wax. dafa mel ni nekkuñu woon Sénégal. gis nga boo xoolee ñeenti weer ci ginnaaw juróom benn weer ci ginnaaw sénégalais yi mosu ñoo respecté masque yi correctement. daan nañ nag comme yenn service yi boo fay dugg boo ko takkul doo dugg. daañ ko yóbbu ba jub ko takk ko. effectivement bu dee dugg ci oto tamit boo ko takkul daan nañ ko def. mais boo dee dem ci quartier yi ñun ñu dëkk ci banlieue bi. man damay gis ni amul benn yoon ci fukki weer yi. fu sénégalais yi respecté masque yi li may wax ni ñu dëkk ci banlieue bi. mun nañ ma ko seedeel. maintenant donc loolu te pourtant foofu lañ doon gën a yaakaar parce que mbas mi dañu wax ne jegeente bi fu jonjonte bi metti fa lay gën a gaawee lawe te foofu wax dëgg yàlla
fa la limu nit ñi gën a yokkee te foofu daawuñu ko respecté même ci jamono yooyu ñu yaakaar ne respect daa amoon kon gis nga bu ñu naxante feebar bi Sénégal li tax lawu fi naam mën nañoo kañ sunu médecins yi ndax góorgóorlu nañ surtout professeur Seydi mi ko jiite mais man li ma gëm mooy que ni en réalité am na yeneen facteurs yu tax feebar bi lawul ci dëkk bi mais du seen protocole sanitaire bii bu fekkee moom lañ yaakaar ne moo tax feebar bi lawul ci dëkk bi man mu gisaguma depuis le début benn yoon boo xam Sénégalais yi respecté nañu. gëmoo deuxième vague bi ñuy wax. man gëwuma deuxième vague ak lim bi ni mu yokkee nii. man gëwuma deuxième vague parce que ñoom depuis le début dañoo defi pexe baal ma jox la pexe. mais xaaral pexe yooyu balaa ñu ci ñëw mais gëmoo deuxième vague comme nit ñi seen comportement yi musul changé ci première vague ba da nga ne. kon gëmoo deuxième vague parce que loolu moo continué ma tey tam feebar bi doon na wàcc léegi nag lim bi di yokk mais est-ce que tey lii ngay wax nii est-ce que sénégalais yi wala boog doo yàq liggéey bi nga xamante ni médecin ñu ngi koy def pour gën a ne sénégalais yi non bu leen gëm ñii parce que la majeure partie des sénégalais gëmuñu feebar bi est-ce que yow doo gën a encourager ñàkk gëm googu. non man dama bëgg ñu gëm feebar bi am na. waaw parce que man. mais deuxième vague boo ko waxee. ça veut dire que mais c'est vrai non mais feebar bi ne fi ak deuxième vague bokkut. man gëm naa ni feebar bi am na. léegi noo may expliquer léegi. waaw loolu laa expliquer gëmoo deuxième vague. voilà loolu laa. feebar bi mi ngi fi. feebar ak deuxième vague c'est pas la même chose. c'est pas la même chose léegi expliquer man gëm naa ni feebar bi am na. waaw parce que gis naa ñu mu dal. gis naa aussi ñu ci génn àdduna. même si par ailleurs ci 300 et quelques personnes yi mu rey Sénégal am na famille yoo xam ne contesté nañ ni seen i mbokk gin ci limaale. mais gëm nga ne am na seen i mbokk bokkuñ ci. donc mais man gëm naa ni am na. parce que mais lan mooy deuxième vague bi ñuy wax du dëgg. voilà deuxième vague bi laa ni. man gëw ma ko. pourquoi parce que même première vague gëw ma ko Sénégal feebar bi dugg na fi comme nu bëggee ci àdduna bi. mais bu Europe nee première vague ñu ne première vague. bu nee deuxième vague ñu ne deuxième vague surtout France lu mu def xam nga dama am sama benn mbokk boo xam ne danaan bu xiinee France day taw Sénégal gis nga loolu muy wax ju rëy la. c'est-à-dire que lu France def ñu def ko bi la ñu war a baax. c'est-à-dire c'est pas parce que France ñoom toog nañ annoncé deuxième vague que ñun tamit danoo war a annoncé deuxième vague. mais ba ci feebar ñuy toppandoo ba ci feebar. non dañuy toppandoo ci lépp. même ni ni xeexe feebar bi xam nga ñu nag France yemuñu yow dama lay laaj benn question. waaw gëm nga ni France bu doon ñoom danoo deele par exemple xam nga ñun ñu ngi deele 400. gëm nga ni France bu deele woon ci fukki weer yi. benn junni waxuma la ay téeméer de bu deele woon junni wala ñaari junni gëm nga ni dana tëj réewam. dama lay wax bu doon loolu rek la deele. est-ce que gëm nga ni daan tëj seen réew. mais ñun c'est parce que xam nga tax ñu tëj. bi ñuy tëj ci première vague bi li ñu tuddee ñoom première vague. mais c'est parce que France dafa tëj ñu tëj. alors que ñun bokkuñoo France ay réalité. ba France di tëj ñun waruñu woon a tëj man loolu laa gëm bi ñuy tëj suñuy école nee naa leen bu leen tëj te bañ demee ba ca biir gis nga dañoo tëj ci boo xam ne ñu ngi tolloon ci ñaar fukki cas ak ñeent lim bu ndaw ñu tëj. ñu dem ba lim bi yokk ñu dem ba liw bi yokk ñu tëj. loolu moo tax benn moment ñu ne amul cohérence. voilà amul benn cohérence ci li ñuy def parce que man ba ñuy tëj dañoo tolloon ci ñaar fukki cas ak ñeent. ñuy tëj Macky Sall génn def discours bu rëy ni l'heure est grave. ñu tëj école yi tëj. crèche yi tëj université on est en guerre ba wax comme li président wax tiital sénégalais yëpp ñëpp tiit. waaw léegi ba ñëpp ni kon ñëpp moment boobu quand même au début sax d'accord naa ne sénégalais yi sérieux woon nañ sax ci ñuy respecter mesures barrières yi. ci début bi noonu. parce que dañu gis mais après ñu gis ay relâchement même moom sax def na ko fi génnu fi def ay tournée. nekk gars yi di ko teeru ci région yi du loolu am na fi. moom ci boobu moom président Macky Sall def na fi loolu. maanaam moment bi nga am feebar bi wàññeekoogul woon. nga xam ne cas yi yokk na ëpp limu fa mu doon tëje léegi mu tijji moom nekk ci régions yi naan day def tournée économique am du ñëpp gis nañ ko fi. ñu koy daj ñuy def ay mbooloo yu metti ci régions yi di ko teeru. loolu amu fi. waaw ñoom seen biir ñoom defuñu fi plusieurs manifestations ñoom waa APR. ñoom ànd ak président Macky Sall ñu def seen i rassemblement. waaw mais kon kay gis ñu fi màggal ak Touba mu dajale lu mat juróomi million. fête nañu seen atu APR bi. mais effectivement feetu nañ fi ñoom. mais président demul léegi moom d'accord mais dama la man waxuma ay président bu dem mais dama ña fa nekkoon. dañoo doon jonjante defuñu distanciation physique. mais màggal Touba amu fi. mais gàmmu amu fi. màggal Touba du nit ñi dañuy xayma ne lu mu gàtt juróomi million Sénégal non gàmmu am na ci ay dëkk yu amul non may ma rek non gàmmu am na ci ay dëkk yu bari am na ci ay dëkk gàmmu gi soo ma nee Tiwaawoon effectivement gàmmu ñu comme nañ daan gàmmu parce que benn parti bi moo gàmmu beneen parti bi nga moom la xalif général des Tidiane jiite boobu moo gàmmu mais am na gàmm bu fa am dëkk yu gàmmu am na dëkk yu bëri gàmm ci Sénégal loolu am na Kaolack dañoo gàmm Touba dañoo gàmm effectivement Touba dañoo màggal
waa léegi période boobu yépp nga xam ne mat na weer ci diggante bi entre màggal geeg gàmm gi mais déggoo benn cas ñu ne amul cas waa léegi yow loolu mën nga koo gëm yow waaw loolu moo gën a maanaam yooyu yow mën ngaa gëm ñu dajale léegi bu fekkente ni kay man li ma gëm mooy bu dee mën nañoo dajale 500,000 Touba dajale peut-être ay millions Kaolack dajale ay peut-être ay millions wala ab million ca Tiwaawoon ak Njaasaan ak fu ne ñuy gàmm ak di màggal ñu ne gisuñu benn cas bu am kon kay man mënumaa bañ a jël loolu boole ko ci waxtaan wi kon nag man li ma jàpp mooy ñaari mbir day am soit fi ñu teg feebar bi ni àgg na fa àggu fa wala xëy na amoon na ñu nëbb ko xam nga ñaar yëpp bu ñu ci doon c'est grave maanaam bu fekkente ni dañ ne feebare daa am ci jamono yooyu dajaloo am parce que ay dajaloo yu metti la woon yooyu événement maintenant ñu ne léegi malgré dajaloo boobu léegi ñu ne ay cas bariwul ci dëkk bi mais kon nag man jàpp naa ne feebar bi kon dayoo bi ñu ko jox amu dem nañ bañ doon wax sax nguur gi wax leen askan bi dëgg waaw mais loolu la xalif général des Tidianes wax te man d'accord nag moom sëñ Mbaye Sy Mansour mu ne wax leen sénégalais yi dëgg moo nag moo lay wan ne daa am dëgg gu ñu nëbb mais nag man su ma xësee xam ne politique lalu na ci mais dëgg bi ñuy nëbb noonu lan la exactement mais dëgg gi ñuy nëbb parce que doo xam et puis li ñuy wax ne deuxième vague ça n'existe pas gën a encourager les gens ñu bañ a gëm feebar bi te nee nga gëm nga feebar bi waaye feebar bi na mu toll ak nañ koy waxee bokkul mais léegi lan li nga xamante ni moo ci lalu daam moo jaaxal ñëpp parce que comme yow ak ñeneen dañ naan noonu li ci lalu. voilà te la maladie existe. voilà am na ñu mu rey am na ñu ci tëdd hôpital. léegi nag loolu mooy Ali Kalaj ci loolu la ñu war a lan moo andi ñu am benn politique bu lal mbas mi ci adduna bi d'abord loolu mooy ça dérange voilà loolu mooy déranger voilà loolu mooy déranger loolu nag di déranger il faut ñu leeral waaw xam nga mbas mi ku koy analyser Pape Maga te andiwoo contexte international bi andiwoo ñi nga xam ne dañoo ŋànk li ñu tuddee ñoom le nouvel ordre mondial lan mooy nouvel ordre mondial pour ñoom moo boobu tamit ça dérange tamit waaw ça dérange mais noonu muy déranger il faut sénégalais ba suñu président wax ko voilà ñoom président Macky Sall bi mu defee discours am bu grave boobu ci biir mbas mi wax ni l'heure est grave xam nga dafa wax ni le nouvel ordre mondial dina tax léegi lépp ay soppeeku ak beneen type de Sénégal ak beneen type bu réew yi ni ñu amoon dayoo dana wàññeeku et cetera loolu lépp wax na ko xam nga sénégalais yi jàngatuñ ci li mu wax mais loolu mu wax dëgg la le nouvel ordre mondial xam nga lan la mooy dafa am ñoo xam ne ñoo ŋànk koom-koomu àdduna bi contrôler banque yi contrôler services yi ëpp doole comme téléphone yi contrôler lépp luy koom-koom yu mag ci àdduna ñoo ko yor ci àdduna bi te ñu mën cee lim ki nga xam ne moom nekkoon na fi numéro 1 mondial ci koom-koom ci alal muy Bill Gates milliardaire nga xam ne dafa milliardaire dafa doole ay jamono léegi naan mais même àdduna ko borom waaw te maanaam ko ëppale rek moom moo créé fondation Bill and Melinda Gates mooy soxna ànd ci ak ñi am alal ñoom ñoo ko ànd ak yaaw ñoom ñoo tuddee seen bopp ñi nga xam ne ñooy contrôler àdduna bi ni ñoom àdduna bi ni ko suñu borom dëgg neexu leen ñoom bëgg ko ñu ne dafa soppi loolu mooy nouvelle mondiale léegi nag ñoom loolu àdduna bi koy soppi ci lépp tuddee seen bopp ay maçon moo tax ñuy wax ay maanaam seen solution mooy façon mooy tabax maanaam àdduna bi neexu leen dañ koy tëddaat leneen ñoom déggee ñoom te yàlla dañ la dingat kon te bu bëggee dingat yàlla dañuy xool lépp lu gëm dañ màbbal diine màbbal léegi loolu ñoom léegi loolu mën nga dox di nga xam ne moo am ci àdduna loolu moo tax ñoom il faut que comprendre lu tax ñu ko def lii ñuy def ñoom maanaam ñoo ko ci ñoo la jógee ñoo nekk ci ñoo ngànk bi moo tax franc-maçon soo xoolee dana attaqué avant élection parce que coow li metti première vague dañu moom téye na subvention bi doon joxe OMS parce que OMS mooy bras technique ci OMS la ñuy jaare pour def li mu bëgg a def OMS bu njëkk état yi ñoom ñoo daan financé OMS te États-Unis bokkoon na ci état yi ëpp doole mais États-Unis dafa téye comme alalam jëm ci daan def léegi nag xam nga ñoo koy financé léegi ñiy financé OMS mooy ñooñu mën a limal ñi am doole ñi nga xam ne ñoom ñoo ci def seen xaalis ànd ak ñi nga xam ne mooy laboratoire yi defar garab yi ñoom ñoo financé vaccin ñoom ñoo financé lépp léegi nag ñoom ànd ci ak ay ponkal yoo xam ne ñoo
gëm-gëm lépp ak àdduna ci jamono ci mbirum santé nga xam ne mën na cee tudd ay Institut Pasteur tudd ci ay Pfizer bëri ci ñoom léegi nag ñoom effectivement parce que Didier Raoult voilà léegi loolu ca laa jëm xam nga léegi loolu amee feebar bu duggee ci àdduna ñoom ñu tuumaal leen ñoom ñoo rëccal virus bi au niveau de Wuhan ñu ni léegi ñoom ñoo rëccal virus bi ñu taxal leen te ba léegi génnee andi ko tegagul ci loxo nit ñi loo xam ne mën naa firndeel ni loolu lañ léegi bi loolu amee bi feebar bi duggee Didier Raoult daal di génne benn protocole de traitement bu mu tuddee ñaari garab hydroxychloroquine ak azithromycine mooy antibiotique bi muy boole chloroquine bi pour mu ni moom Didier Raoult ku am Covid 19 buñ la ko teelee jox nga wér mu toog ca Marseille di faj ñu commencé ko attaqué ni kii charlatan la xam nga lu booba lu leen ci metti mooy bu gaawee faj nit ñi ñépp toppandoo ko ci àdduna bi di faje protocole am boobu day tax ñoom loolu ñu bëgg du am mooy feebar bi law parce que ñoom bu feebar bi lawul vaccin bi ñu bëgg a génne duñ ko mun génne léegi ñu attaqué ko ni moom sëriñu tariyaax la mooy ci tubaab charlatan léegi nag attaqué ko ak képp koo xam ne day faje moom li muy faje moom Didier Raoult bi loolu amee waa Madagascar génne beneen garab bu tudd Covid organix moom it ñu fët ko daan ni voilà baaxul amul njariñ du fi amee kenn du ko faje alors que boobu ñoom nee nañ ñu ngi doon def ay expérience yoo xam ne gis nañ ñun ci faj ñu wér ba Sénégal gi sax bi ñu ko fi yónnee échantillon yi ñu def ci ay pexe xamal la noo doon pexe yi dañoo ñëw daal di koy jox benn commission boo xam ne ku ko dirigé woon du professeur Daouda Ndiaye professeur Daouda Ndiaye du conseil technique la OMS du moom moo dàq protocole Raoult bi moo dàq artémisia bi ñaar yëpp nee na baaxul waaw léegi nag moom moomu ànd ak ay médecins fii Sénégal ñu defar seen comité ni léegi ñoom daan ko càmbar Covid organique bi ko Madagascar yónnee daan luñ ca teg dañ ne fii ak ñaari semaine maximum ñett dinañ ci wax lu leer dinañ def essai clinique ñu ne fii ak ñaari semaine ñetti semaine maximum dinañ def ay essai clinique déggati nga ko waxu essai clinique booba xam nga lu ñu doon def nelawal sénégalais yi pour ñu gëm ne daañ def te dara duñ mos a def dara xam nga luy dëgg benn instant dañuy dem mu yàgg ñu nelaw ci Covid organique bi waaw moom laa lay wax dama ne la te et puis les Africains dañu demandé woon produit kii Covid organique pour ñu utiliser ko. waaye les Africains. waaw parce que dañ ko defoon xeexu Afrique. voilà léegi parce que ay Africains ñoo ko defar. te ñun dañoo gëm ni. li ñuy faj ñun Africains yi mën nañ koo defar fii ci suñu continent bi. waaw léegi nag loolu. bi loolu lépp amee kon ñun ñu jàngat loolu lépp. képp ku bëgg a faj ñu la doo faje de booba ñu ngi góorgóorlu ñoom di xëccoo ñoom laboratoire yi pour gaaw génne vaccin. muy ñeenti laboratoire yoo xam ne au moins. muy chinois yi. ak russe yi. ak français yi. ñuy xëccoo ñoom seen biir ku ci nekk da ngay génne benn. ba Donald Trump amoon na benn ak américains yi. yaa may dégg donc ñoom ñeent ñooñu bi ñu xëccoo. ku ci nekk naa ne léegi da ngay génne sa benn vaccin. léegi te kenn ci ñoom nag amul ku ci taxaw ne sama vaccin mën naa faj 100% ñii dañ naan 90% la mën a faj. ñii naan 75 ñii naan 80 ñii naan 85 et cetera. donc beneen bi. mooy ñoom ñëpp ku ci nekk vaccin bi nga génne. kenn nanguwu cee assumer. ne bu amee effet secondaire man ñeme naa assumer jël samay responsabilité. mais effectivement ci côté boobu noonu effet secondaire yi démb j'ai suivi benn plateau. ci télé tubaab yi. guddi gi lay plateau bi di am ñu wax ci affaire vaccin bi. ba am na benn médecin wala ba benn scientifique bu dëggal ne am na ay effet secondaire. mais effectivement non xam nga sax garab moom yëpp am na effet secondaire. loolu la médecin mais bii dafa garaaw. loolu la médecin parce que da ngay am ay crampes il paraît. waaw non xam nga ci li ñuy agir la d'abord premier problème bi ñu am. mooy amul fenn fu nu defee ay essais yu leer. ba ñu gis résultat positif ñu valider ko par des commissions scientifiques. loolu amul parax may ma ñëw. parax maanaam ci parax lañ defaree ñoom ñëpp seen i vaccin. te vaccin war na def ay 2 ans vaccin dañ ne lu mu gàtt mais parce que du samay wax encore une fois. ñun duñ ay médecin mais médecin yi nga xam ni. dañ koo wax nit ñi dañuy d'accord ne ay ponkal lañ. effectivement ci maladie infectieuse yi. ñaata at la war a def voilà par exemple boo jëlee koo xam ni ku ci mel ni Didier Raoult. wala nga jël ku ci mel ni docteur Christian Perron. ñoom dañoo wax te ñoom kenn ëpp leen ci expérience ci ñiy wax ci feebar bi. même médecin yooyu ànd ak OMS. nga xam ñi ngi bokk ci oligarchie commerciale boobu nga xam ñoom ñoo bëgg a jaay vaccin bi. ñoom ñooñu ëpp ñu ñii expérience. gënuñ leen a am ay résultats ci
ci seen i laboratoire waa léegi nag ñoom kon suñu jëlee ñooñu ñaari camp am camp bu ni ñoom dañoo gëm ni toxicité bi dafa élevé maanaam li muy yàq ci sa biir yaram boo ko jëlee yow vaccin bi dafa bari ñeeni non même bu baree même bu amee mën nañ ko négliger mais ñaari camp yi dañoo taxaw opposé te ñaari camp yi c'est des hommes de science effectivement muy ñaari camp yoo xam dañoo opposé aussi du point de vue de la doctrine mais ñun duñ ay médecin mais nag am nañ suñuy xel parce que sunu bakkan bii tayle wuñ ko kenn suñ gisee ni ñaari camp yi ñoom dégguwuñ mais heureusement ñoom ñoo toog wax ko fànn ñëpp di dégg tubaab yi wax ko ku ne wax ko léegi ñaari camp yi même Emmanuel Macron maa ngi koy seetaan ci benn vidéo mu ni ñoom virus bi maîtriser wuñ ko vaccin bi tamit liñ ci xam bëriwul ñaari wax yooyu moo ko wax moom te forcé wuñ kenn mu def ko parce que le vaccin n'est pas obligatoire kon même moom bi ko journaliste bi laajee moom Emmanuel Macron nee na daal virus bi moom day soppeeku kenn xamul kenn mënu koo maîtriser ba noppi d'accord nañ tam vaccin bi nee na moom li mu ci xam bëriwul moom Emmanuel Macron waa léegi kon kay wax dëgg yàlla lu tax ñuy risquer suñuy vie et puis jaare ko ci benn méthode boo xam ni musta am ci àdduna bi ci nit mooy méthode boobu ñu tuddee ARN messenger mësuñu koo def ci nit ci ay mala lañ ko daan def wala ci ay gàncax ci lañ ko testé mais mësuñu koo testé ci nit waa léegi nag ñu xëy bëgg ñu koo testé ñun def ñu ay cobaye pourquoi ñun ñu koy nangu moo tax ñun ñu teg suñu collectif waaw mais moom laa lay wax mais ñun foofu loolu duñ ca sori parce que gis nga tey ci net bi am ñuy wax ni am nay pexe yuñ ci def am na ku ñu wonee ni moom nañ ko vacciner et cetera am na ay caaxaan yu am ci neen ko vacciner donc yooyu yëpp leerul nit ñi daal ci àdduna bi boo jëlee France am na benn sondage bu génn wax ni 61% ci français yi voilà benn sondage bu tudd IFNOC boo xam ne nee na 61% des français ñoom nee nañ bugguñu ñàkku vaccin bi d'accord ci te seen i doom du ñàkku loolu kay je l'ai suivi ñaar ñi ma la limal sànq Didier Raoult ak Didier Raoult moom nee na science fiction la li ñu bëgg a def ñoom beneen voilà keneen ki Christian Perron moom nee na c'est de la folie li ñu bëgg a def ci kaw ci nit ñi maanaam def leen ay cobaye bëgg leen a ñàkk ci loo xam ne ñoom ñi koy ñàkke ñemewuñ koo ñàkkoo ba noppi amuñ ci benn certitude que du def benn dégât ci yaramu nit ñi yow tiitaloo ma mais ñoom ñaar ñooñu la ñu wax suivre naa ko yaa quelques jours voilà mais loolu daf ma xaw a tiital mais warulaa xaw a da nga naan daf ma war a tiital man daf maa tiital ba may lox léegi moo tax tiital ma ba may lox moo tax ma woo ay nit ñu mel ni man ne leen sëñ bi waa ñun est-ce que lii ñu xam ne ñaari camp am na te camp bu nekk nee na maîtriser wul virus bi maîtriser wul vaccin parce que vaccin bi ñi ko defar sax laboratoire yi ko def di ko jaay sax ñoom nee nañ wóoluwuñ ko waa léegi ñun dañuy jël sunu bakkan bi di ko tayle ay nit ñoo xam ne ñuy def loo ñoom wóoru leen waa léegi nag ñun moo tax ñun bi loolu amee ñu waxtaan suñu biir ñu ne nan teg suñu collectif boo xam dañuy sensibiliser Sénégalais yi ni leen bu leen ñàkku ndaxte wóorul te fii ci Sénégal am na benn docteur bu tudd Libaas Niang bu Sami mais ñëpp dégg nañ ko nee na moom ñàkkuwul benn doomam du ñàkku benn mbokkam sunu bakkan di ko tey la ñoo xam ne ñoom dañoo bëgg a dund ci sunu bakkan ñun ba noppi ñu mën a layale mbir mi ay waxi caaxaan est-ce que ñun war nañoo jël sunu bakkan di ko tayle mais tey est-ce que mënuñu wax ne parce que boo déggee ci biir coronavirus bi mu gënee dugg sonaloon waa Sénégal dem nañ ba ci biir ne woon am na ay vaccin yoo xam dañu koy indi ba ñëpp ne duñu vacciné wu ñu ne xale yi la ñuy vacciné wu pour ñu bañ a teel a am affaire bi loolu xewoon na fi mais est-ce que lii nii deuxième vague bi ñu indi ba vaccin bi génn ci te moment wu génn vaccin jotul parce que vaccin affaire virus dafay laaj ay at de gëstu. ay lu mu gàtt 10 ans 15 ans lu mu gàtt 10 ans loolu la spécialiste yi wax. loolu la spécialiste nee nañ lu mu gàtt 10 ans 15 ans ci ngay mën a. commencer les essais cliniques. yoo xam ne ñoo may permettre nga mën a dem. mais li mu ñëw nii est-ce que ñëwul ci moment boo xamante ni ñoom seen prévision yi ñu defoon. ci début coronavirus bi dafa lajj. ñuy wut beneen pexe merci beaucoup Pape Maguette. xam ne léegi nit ñi tiit nañu. Pape Maguette wax nga wax ji. may rek ma ñëw non question boobu nag presque yow tënk nga wax ji. xam nga ñun lu ñu gëm. mooy ñoom ñi nga xam ne nee naa la dañoo am agenda mondial. bi ñu demee ba xam ni Afrique lañ ca njortoon. ni dañuy dee comme ay weñ yàlla deful yàlla weddi. léegi ñoom dañoo bëgg a wut beneen pexe pourquoi loolu c'est important ñu expliquer lu tax ñu am position boobu ñoom. ki nga xam ne moo ëpp doole ci ñoom ñu ko tuddee Bill Gates
moom moo taxaw ci àdduna bi ñëpp di ko seetaan. lii laa la doon bëgg woon. ñëpp taxaw di ko seetaan fi ma la dog xam nga kii. waaw lan la ñu wax. voici l'homme qui a fabriqué et vendu le virus du corona à la Chine. Il s'appelle professeur Dr Charles Leiber, chef du département de chimie et de biologie de l'université d'Howard aux États-Unis. Il vient d'être arrêté selon une source du département américain. voilà donc loolu am na man loolu du ma ko firndeel sax. waaw man dama ko téye du ma ne am na du ma ne amul mais en tout cas information bi circulé na. voilà parce que li circulé ci feebar bi dafa bëri. mais li leer daal mooy am na lu ci leerul waa adduna bi te doyetu leen. léegi nag damay leeral benn affaire boo xam si mën nga koo comprendre lu tax ñii di def li ñuy def. parce que Bill Gates moo taxaw defar ab vidéo mu ni population mondiale bi mooy nit ñi ci àdduna bi danoo bari. mu ne danoo war a wàññeeku. te suñu deful ndànk bu ñu demee 2100 population mondiale bi nga xam ne mi ngi toll ci 7,2 milliards dina dem 15 milliards. te suñu demee 15 milliards mooy fukki milliards ak juróom bis bu fa nit ñi tollee ci àdduna bi dootuñu mën a dund ci kaw suuf. parce que Afrique mooy ëppale. te Afrique mooy ëppale ay nit parce que moo ëppale taux de natalité. maanaam ñiy judd ci Afrique lañ gën a bëree. donc léegi nag nañ dem wàññi leen nañu wut ay système pour wàññi leen te loolu mi ngi ciy def ay pexe baal ma jox la benn exemple. est-ce que xam nga ni am na ay programme yoo xam ne moom fondation Bill et Melinda Gates mais ñi ngi financé ay programme dans les pays africains yoo xam ne ñoom ñoo ci def seen xaalis. xam nga ban yan programme la ñoom ñooy financé dañuy bokk ci ñiy financé en tout cas avortement médicalisé bi ñoom dañ ci def seen xaalis. waaw loolu jur na coow. loolu c'est important xam nga avortement médicalisé pour wàññi njur mi la. loolu mooy objectif bi. beneen bi mooy dañuy ci réew. am césarienne. xam nga jigéen bu dee dafa war a jur par la voie basse maanaam voie normale. mu juddu ñu ne ko non bul juree foofu dafa metti kaay ñu defal la césarienne xam nga lu ñu ca bëgg césarienne mënoo koo def lu ëpp ñetti yoon. wala boo ko defee mu romb ñetti yoon da ngay nekk en danger. am na ñoo xam ne ñaari yoon. am na ñoo xam sax ñaari yoon seen médecin danaan leen bu leen jëlati risque. léegi loolu mooy objectifu di leen financer césarienne bi. bu ko defee jigéen ñi tamit dafa ne moo gën a yomb parce que dañu ñëw daal di lay defal anesthésie locale. daal di lay xaral xottil la sa biir xale bi génn yow doo ko yëg xam nga loolu lañ leen di gëmloo ñoom jigéen ñi alors que xamuñu li lalu ci ginnaaw mooy dañuy bañ nga am doom yu bari parce que boo bàyyee nit ki parce que dañ ne Afrique xool leen ñoom africains yi dañuy jur juróom-ñetti doom dañuy jur fukki doom ak benn effectivement sunu maam yi dañ ko doon jur bi ba à une période récente rek sunu yaay yi vraiment dañ doon àgg ci di jur loolu yaa may dégg parce que vraiment dañ doon lekk lu baax ba noppi di liggéey nekkuñu di nekk ci ay yu seet accouchement normal moo gën accouchement normal lañ doon def te mosuñoo def césarienne da ngay gis sax koo xam si day taal añam taal reeram wol njaanjaam bu wolee njaanjaam ba pare daal ni sama biir dama nga yëngatu daal am mag mu ne ci kër gi ñëw jàppale ko mu daal di mucce ci biir kër gi te benn problème mus cee am yaa may dégg kon yooyu nag biñ ko fi jëlee ñëw andi seen yëfu tubaab yi ñuy def léegi naan ay césarienne lan ci jublu mooy nit ñi bañ a jurati léegi nag bu ko defee boo paree rek ñun la planning familial maanaam pourquoi parce que yaa ngi doog a am doom nan la defal planning familial pour nga soreel njur gi alors que sunuy maam amoon nañ pexe yuñ doon def pour soreel njur gi te pourtant duñ def planning familial parce que planning familial day andi ay effets secondaires yuy tax yoo xam ne yow li nga waroon a am ci doom doo ko mun a am donc dama lay wax ne la kii financé xaalisam ci loolu mooy la réduction de la population mondiale parce que képp koy xeex jur mooy bëggoon nit ñi yokk waa léegi nit ki nga xam ne moom Bill Gates ci loolu lay yëngatu te moom moo ëpp alal ci àdduna bi wala moom ñaar ñu ëpp alal ci àdduna bi da cee bokk waa léegi kooku kon tey bu ñëwee tey andi ay vaccin ne dañoo bëgg a aar te moom nee na objectif am mooy wàññi nit ñi est-ce que loolu xel mën na koo nangu kon man li ma gëm mooy vaccin bi c'est le vaccin de la mort gis nga li ñu gëm mooy wàññi système immunitaire nit ñi lañ bëgg dugal ci seen yaram yi ay produits toxiques yoo xam dootuñu wérati gaaw a dee ba noppi ku ci nekk da nga gis ni yow parce que boo amul wér-gu-yaram pour nga am espérance de vie bu gudd day jafe donc ñoom objectif bi ñu am ñi ngi ci léegi nag ñun mënuñu nekk ay intellectuel nekk ci dëkk bi ñuy bëgg ñoo ruube naan noo yéen ay jàngalekat ngeen bu leen ci wax yéen ay médecin ngeen yéen ay imam ngeen bu leen ci wax yéen ay éboueur ngeen bu leen ci wax xam nga lu ma lay xamal ñun ñi nga xam dañoo comprendre ñoom fi ñu bëgg a dem xam ni ñoom seen objectif loolu la dañoo war a yee suñu askan. mais Dame loolu moo tax ñu créé suñu collectif est-ce que comprendre ak tamit aperçu yi ngeen am ak fi nga xamante ni vaccin bi fa lay jógee que ko financé ak ñoom fa ñu bokk mooy loge maçonnique yi li ñu bëgg tabaxee àdduna est-ce que loolu war na la mën a may tey en tant que comme peut-être li ñu ko waxee sa fonction mooy jàngalekat nga mën a xam ci côté médecine ne vaccin bii nii day rey doomu aadama
day limiter sa dund nga xam ne boo waroon dund fii ak 10 ans 5 ans nga def ko nga dee mais loolu noonu nga wax noonu est-ce que tey loolu nga xam noonu lan moo la ko xamal en tant que jàngalekat xam nga tey kii seetaan dana ne kii jàngalekat bi lan la xam ci loolu waaw loolu nag la ñu war a bàyyi xamul tax waaw mais loolu ça dérange waaw may ma rek ma ñëw non ça dérange mais ça dérange ku xamul du ma la ko bañal waaw mais ça dérange nga wax ma waaw d'accord naa mais d'accord naa ci laay ñëw ça dérange ki xamul man waxuma ko c'est important du samay wax man lantinoor laa ci xam nga looy lantinoor maanaam damaa jàllale da nga ko yëg maanaam damaa xool ku ko wax te am droit wax ko d'accord am expertise bi nekk un grand infectiologue wala nekk de grands infectiologues wala ay vaccinologues yoo xam ñi ngi ci àdduna bi taxaw ŋaññ lii OMS bëgg a def ñoom màcc ci loolu ñoom lan wax laa dem jàngat nettali ko kon kay man du samay wax kon kay ku wax loolu day ruube mais man awma droit en tant qu'intellectuel mais yow ruube woo fi mu nekk non li may def du ruube xam nga man li may def nii non xam nga li may def nii lan la yërëm sama askan ba pare alerté yërëm sama askan te yërëm sa askan mooy nga artu ko ci li nga xam ne musiba la lu ñëw ci kawam loolu man damaa gëm ne mooy rôle intellectuel les intellectuels sont là pour éclairer le peuple ñun intellectuels yi bu ñu comprendre dara ka nga xam ne ma nga ca kiir joom wala ca mbaddaxun te moom bu xëyee day dem ca toolam ñëwaat xëy na xalaatam wala amul sax accès ci outils yu koy permettre mu lire Didier Raoult wala mu lire le docteur Christian Perron wala mu lire beneen infectiologue boo xam si da ciy wax nga xam ne ñaari cas am na nee naa la ñun le fait simple fait que ñu am ñaari cas yu taxaw bii cas ne d'accord nañu ñàkk nit ñi ci vaccin bi bii cas ne d'accordul ñu ñàkk parce que am na ay produits toxiques yu ci nekk dès l'instant que wuute am na te lii mbiru wér-gi-yaram la xel day teey te xel day teey c'est normal xel teey ñun loolu rek lañ def defuñu leneen man néewuma man maa ko wax dama ni comme ñun suñu rôle en tant qu'intellectuel mooy ñuy xam li xew ci àdduna bi di ko leeral ñi ko xamul pour que ñu aar suñu askan parce que ñoom encore une fois africains yi pare nañ pour décimer leen pour ñu jóge fi parce que gëm nañ ne les africains sont des bons à rien te loolu histoire da koo wone ku xam ni européens yi demee ca États-Unis daal di dem rey amérindiens yi fekk leen ci environnement bu hostile ñu nekk ci jafe-jafe ñu gën a yokk loolu di leen jéem a won ne dañoo ñëw pour aar leen te lan leen jox pour mu aar leen moo leen rey kon ñun bu ñu gisee loolu bu ñu jaxawee tey ñun yaakaar ni ñii c'est des philanthropes danoo ñëw pour aar ñu ñun mais dañuy nax suñu bopp parewuñ pour aar ñu xam lu ñu bëgg ay pexe la ñuy jaar pexe yi nag ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu as tuut ñu jàng bu ñu xamee ne am na ñoo xam ne ñi ngi tolloog ñoom xam-xam ñoom ñii bëgg a def loolu taxaw ni ñii li ñu bëgg a def baaxul ñun war na noo mën a fésal loolu rek laa def man Dame Mbodj ak ñi mel ne man ak ñi bokk ci collectif bi ñun loolu rek la ñuy def defuñu leen léegi nag xam nga liy dëgg mooy aujourd'hui sénégalais yi ñoo mën a jël seen responsabilité te man par delà les sénégalais tous les africains ñoo xam ne ñun tubaab yii lii nunu